بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا bañ ci jógee ñu def spécial ci benn mbokk moo ñu proposé woon ngir ñu def waxtaan ci alhaakumu takathur fa tabarakallahu bañ ci jógee ñu poser ay questions yu spécial ci wàllu aljanna ci wàllu sawara ma def spécial waxtaan ci safara leeral safara ak station ya fa nekk yépp ak niveau ya fa nekk yépp ak taxawaay ya fa nekk yépp fa tabarakallahu ci loolu tamit la ay mbokk yu bari tamit wax tamit ne ni ñu defee waxtaan ci safara nañ def spécial tamit aljanna leeral ko bu baax waaye aljanna bi tamit dafa am spécialité dafa am spécificité ndax aljanna tabarakallahu dëgg jëmukaay bi mooy aljanna insha allahu taala loolu moo tax bàkkaar di wattu lépp lu la yóbbu ci safara aljanna tamit fa tabarakallahu rôle boobu lay joué ndax rôle bi safara di joué ci di la xupp di la tiital di la wattandikuloo bàkkaar di la wattandikuloo lu yàlla bëggul safara tamit même rôle boobu aljanna tamit même rôle boobu lay joué ci di la ñoddi di la xëcc di la encouragé di la pousse ci ngay gën a wut ngërmande yàlla ak njéggalu yàlla waaye tamit di wattu lépp loo xamante ni tabarakallahu yàlla subhanahu wa taala bëgg ko lu mu digle nga góorgóorlu ca su ko defee insha allahu taala loolu luñ bëgg a leeral waxtaane aljanna ak ya ca taxu donc tey jii ci jaamu yàlla nañu ko yàlla subhanahu wa taala nangul ñoo ngi ndokkeel jullit yëpp ci dugguk weeru rajab bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp luñ ci jaamu yàlla nangu ko ndax rajab moom mooy annoncé Shaaban mooy annoncé Ramadan su ko defee ñetti weer la yoo xamante ni weer yu am solo la ñoo ngi ñaan yàlla lépp lu ci waay jaamu yàlla lépp luñ ci jaamu yàlla nañu ko yàlla nangul bi jaahi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee bala ñuy dem ci waxtaan wi dañoo bëggoon rek am xalaat bu rafet bu sell bu ànd ak ñaan jëmale ko ci sunu mbokk yu baax yu fi jóge tabarakallahu ko ci jiitu mooy soxna Béti Seck bu sëriñ Ousseynou Njegen bu alxaaji Mouhamad Njegen ka ca topp mooy aja xujja mbaay bu ma jokkul mbaay bu alxaaji Mouhamad Njegen ka ca topp mooy sunu mbokk alxaaji Fall bu soxna mbëru bu sëñ Ousmane jarbaatu alxaaji Mouhamad Njegen ki nga xamante ni moo ci jiitu mooy soxna Béti Seck fa tabarakallahu mooy jarbaatu alxaaji Mouhamad Njegen radiallahu taala anhu nga xamante ni ñoo bokk ca Yoof laata sax sunu baay alxaaji Xuseynu di ko jël macha allahu taala alxaaji Xuseyn mooy caatu cheikh alxaaji Mouhamad Njegen soxna Béti kon kër nijaayam la wàcc fa tabarakallah waaye ba mu fa wàccee tamit macha allah lépp la nga xamante ni moom la jigéen ñu baax ñi daan def commencé ci sunu maam Aminata Fay al Mubaraka sunu maam Aminata Diba sunu maam Mariam Diop mu nekkoon jigéen ju baax ju sell ju set ju yiw ju bëgg lu baax ju bëgg kaf ju bëgg jàmm ñun ñi sax danaan ñëw foofu sax dañu léebal ak waaw wut ay juam du ñu may yaakaar naa ni moom ay jikkoom yu baax bari na waaye man keroog bi ma jotee sunu mbokk mu baax ma di taawam di sëñ As Baro Njegen bu sëñ Ousseynou ba ma ko jotee dama ne ko sunu bàjjen de xam nañ ci moom lu bëree bari waaye man ñaar rek laa ci tënk ñaar kase laa ci tënk te ñaar yooyu yaakaar naa doy na sëkk benn bu njëkk bi mooy lan benn bu njëkk bi mooy dafa liggéeyal wëlu yi yàlla
dafa liggéey gën a am solo ci moom. ñaareelu mbir mi mooy soxna Biti ku ko xam xàmmee nga ko ak lan ak togg, waaye togg mu neex, waaye togg mu neex teg ca lan di ko joxe nag ak xol bu neex. moom yooyu mu nekkoon mbiram, mën naa togg, toggam dina neex, waaye tamit da ko daan joxe. néew na ku nekk ca dëkk ba, waxuma la ca kër ga de, néew na ku nekk ca dëkk ba te mosoo loxoom, néew na. waaw ku lekkul ci nii rek lekk ca ne. te yemul woon rek ci togg, ndax danaan def ay fataaya, danaan def ay beñe, danaan def ay akara, danaan def ay jus, danaan def ay croquette, danaan def ay gâteau, ñun gâteau lañ koy wax, dégg nga. yooyu yëpp moom da ko doon def, ñëpp mos nañ ci. yaakaar naa ni bàyyi tabarakallahu nga xamante ni fa tabarakallahu soxna Biti tamit foofu rek la nekkoon di ko toppatoo, nekk ci xidmaam di ko tarbiya. macha allah yàlla na ko yàlla bàyyi sunu kanam, yàlla dolli wéram, sunu bàyyi Serigne Sidi. waaye tamit di ko jaal tamit Serigne Ousseynou Njëgeen mi nga xamante ni fa tabarakallahu mooy caatu al cheikh alhaaji Mouhamed Njëgeen radiallahu taala anhu. di ko ñaanal yàlla dolli fanam, dolli wéram, dolli suturaam, dolli teraangaam. ñëpp xam nañu taxawaay bi mu am ci wetu alxaaji Mouhamadul Muniru, waaye tamit ñëpp xam nañu taxawaay bi nga xamante ni moom la am ci kër gi, ndax gàmmu gu mag gi yàlla def na mooy jiite président comité d'organisation bi. ñaanu maam alaaji gi tamit mooy président comité d'organisation bi. te yaakaar naa ñun amuñu bés yu gën a rëy ci Njëgeen ci bés yooyu, macha allahu taala. kon yàlla ko yàlla gën a dëgëral, gën a dolli wéram, gën a dolli suturaam, gën a dolli teraangaam, bàyyi ko fi ba ci kanam kanam mook sunu mbokk yamu nekkal, di sunuy doomi bàjjen, waaye di sunuy frère en même temps. muy sunu rakk Serigne As, doomu sëñ Ousseynou, maam alaaji doomu sëñ Ousseynou, macha allah sunu séddoo ndax turwa macha allah. soxna maam Aram Njëgeen, maam Aram Jaw, macha allah. soxna Adja, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala bàyyi leen fi ba ci kanam yàlla dool leen sutura, dool leen teraanga, dool leen xéewal bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ñoo ngi jaalaale tamit Serigne Muniru Njëgeen alxalifa tabarakallahu, di jaalaale famille Njëgeen yëpp xew-xew bi dal ci seen kaw. yàlla na yàlla yokki leeram, yàlla ko yàlla jégal, yàlla ko yàlla baal, macha allah bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su ko defee yu weexam yooyu ba kaalawu ba defaru, tabarakallahu Adja Khoudia Mbaye keroog ma ne bi may wax ak Maxtaar, maa ngi koy wax naan ko sunu maire bi kat moom nii la taaroo te rafet, yàlla na mel noonu ci biir ba melam ak aljanna. Maxtaar ne ma sëñ bi maire bi daa mën aljuma bésam la. waaw midi lu mu teg rek nga gis ko mu sol yu weexam yooyu génn, tabarakallahu du doxee rek nga xam ni jigéen ju yiw ju sell ju set moo ngay dox di jëm ca jumaa ja. waaw daan ànd ak di làng ak nag waayam ja alxaaji Pape Mbaye, macha allah moom it mu nekk ca góor ña di dajale barkeelu ya. soxna Xujja nekk ci jigéen ña. ñëpp noonu lañ koo xamee. Serigne Mounir tamit ku am kóllëre la, ndax sëñ Maxtaar moom mu koy wax, nee na ma duma dem mukk nuyu ko lu dul Ngóone Jaañ, su ma paree mu ne ma ana Adja Ayda Njaay, noonu la koy tegle. Adja Xujja tamit heure boo musee dem ci moom, Maxtaar nee na heure bu musee dem ci moom ne ko Serigne Muniru moo ngi lay nuyu, tabarakallahu mbégte mu rëy la cay am, wér gu yaram la ca yokko, teraanga la ca yokko. yàlla na xippee aljanna, yàlla na dajeeg góoram yu baax ya, yàlla na dajeeg alxaaji Mouhamed Njëgeen, yàlla na dajeeg coono yam daan daj ci bisu sayduna Muhammad ya sallallahu alayhi wa sallam. yu ànd bu yàgg ñëw ku jaal waa Mbaayeen tamit doo xamee histoire tamit di nga jaale waa Njóobeen, ndax benn famille la daanaka léegi rek ngay gis sax, waaye kër yi amul woon sax bunt. tabarakallahu Mbaayeen mooy Njóobeen moom mooy Mbaayeen. kon nag waa Njóobeen yëpp commencé ci Baye Ablaye Njëgeen ba ka mujjee judd ñoo ngi lay jaal. waaye tamit sëñ Ibrahima Diop mii di ma filmé, doomu alxaaji Mafal la, bokk ci Njóobeen. yaakaar naa lu dal ca Mbaayeen rek dal na ci ñoom, waaye lu dal ci ñoom tamit dal na ci Mbaayeen. ñoo ngi leen di jaal tamit ki nga xamante tey jii mooy xalifa ba ca kër ga di alxaaji Xuseynu Mbaay, tabarakallahu ñoo ngi koy jaale moom it bu baax. bu Mauritanie ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaale, di leen wax ne leen
li dal seen kaw ci ñun ñëpp la dal yàlla na yàlla yokki leeram mag ña fa des Adja Aïda Adja Ngone yàlla na yàlla dolli leen wér dolli leen sutura dolli leen teraanga bi jaay Seydina wa nabina Mawlana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ki ñuy mujjëlee di ko jeexalee tabaarakallah bala ñuy dem ci waxtaan wi mooy Alxaaji Fall Alxaaji Fall dañuy wax ne wolof yi dañuy wax ne du deret jaxasoo xaste jeex waaw tey jii nit loo ko xeeb-xeeb soo leen xësee ba sëy rek jeex na su ci doom juddoo rek jeex na c'est fini li may bëgg a wax foofu mooy ndax tabaarakallah bi ma jotee soxna Mbaru wax na ci moom wax yu daw yaram wax na ci moom wax yu daw yaram waaw nee na nit ku baax la nit ku yiw la nit ku sell la nee na ku ko dimbali la ku ko jàppale la waaw daanaka seen cousin la certes mais daanaka comme bàyyi ci ñoom xam nga loolu nag yaakaar naa doy na sëkk kon nag moom it yàlla na daje giir mande yàlla na dee di noflaayam yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla baal yàlla na ko yàlla suturaal ñoo ngi koy jaal soxna Mbaru di jaal askanam yépp ak famem yépp waaye di jaalaale njabootu alxaaji Taala Géey yépp tabaarakallahu ko ca bopp di sëñ Babacar Géey ca Amérique waaye tamit di jaalaale soxna Fari May seen mag allahu ku bari teraanga la moom it wax dëgg yàlla daje nañu ay yoon waaye heure bu ñu ko gisee rek c'est le même visage avec le même sourire waaye te ak teraanga yu dul jeex nag wax dëgg yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla dundal ko barkeel ay njabootam tabarakallahu sëñ Ousmane yàlla dolli xéewal yi dolli sutura yi dolli teraanga yi su ko defee dama doon ubbi loolu rek macha allah ngir ubbee ko jotaay bi ndax tey jii li ñuy waxtaane moom la ñuy ñaanal yaay Biti Seck du dëgg moom la ñuy ñaanal yaa Xujja Mbaay moom la ñuy ñaanal El Hadj Fall bu Bilbao mooy lan aljanna jeex na aljanna daal la ñuy ñaanal ñii ndax yërmande yàlla yi dafa bari ay façon waaye bi ci gën a kawe mooy mu dugal la aljanna yàlla na ko yàlla defal ñii ñëpp te defal ko suñuy ndey defal ko suñuy baay defal ko suñuy wàllu ndey def ko suñu wàllu baay def ko ci xeetu sayyiduna Muhammad yëpp yàlla na ko yàlla def jaay sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu koy exécuter fekk étudier nañ ko 10 ans waaw ñi nga xamante ni dañuy gént Amérique wala ñuy gént Europe wala ñuy gént yenn mbir yi mais léeg-léeg doo toogee ak ñoom dan la ciy wax loo xamante ni yow ma nekk ci réew moomu yow xamoo ko fa man léeg-léeg ma toog ak ñoo xamante ni Sénégal li ñu xam Paris man xaw ma ko fi pourquoi aljana lañ bëgg mu ne ko suñu xamoon li nekk ci biir aljana danañ gën a namm aljana sama borom laaj malaayika yi ne leen foo leen demoon te moo leen gën a xam lim leen di laaj malaayika yi ne ko dañoo demoon ci suuf ndax dafa am say jaam yu dajale woon di la tudd mun leen suñu xamoon li nekk ci tudd ma danañ gën a tudd danañ ma gën a tudd danañ gën a sikkar mu ne leen lu ñu ragal xalam aljana ñett yi la mu ne aljana la fa nekk bët musu koo gis mala aynun ra'at wala uznun sami'at nopp musu koo dégg wala xatara ala qalbi bashar benn mbindeef benn doomu aadama musta xalaat musta xalam musta am benn pensée bu xaw a frôler les réalités du paradis lii mooy aljanna mbokk yi waaw donc aljana dañoo wax ne la fa nekk bët gisu ko nopp déggu ko xol xalamu ko xol xalaatu ko waaw loolu mooy aljanna kon lii yëpp ay junj rek la ay junj kase la mais li aljana nekk dëgg kenn du ko xam lu dul ca biir aljanna waaye nag lii dina tax ñu gën a góorgóorlu gën a xam ni fañ jëm am na solo léegi dama bëggoon ñu firi luy aljanna suñu paree moo wax leen toutes les questions qui sont relatives au aljanna incha allah lu ñuy dund lu ñuy mënti tudd aljana lay dund na ngeen xam ni gis ngeen doo leen xoolee intitulé waxtaan wi aaya boobu aaya 35 bi nekk suratu al baqara fi yàlla subhanahu wa taala di wax ne yow aadama yaag sa soxna dëkk leen ci biir aljanna aaya boobu lañ jël parce que foofu lañ njëkk a tuddee aljanna avant
yeneen ñu koy tudd ci biir suratul baqara ak yeneen saar yi nekk ci biir alquranul karim su ko defee yàlla nee na ko dëkk leen biir aljanna lekk leen lu leen neex def leen lu leen neex waaye bu leen laal garab kii loolu moom tënk na aljanna ci boppam aljanna mooy lan def lu la neex lekk lu la neex tëdd fu la neex def lépp lu la neex am loo bëgg waaye nag aaya bi jàngal nañu luy aljanna mooy wala taqraba hazi shajara bu leen laal garab gii mooy aljanna ku fa bëgg a dugg xool bu fees dell ak ay plante ay garab mu ne garab yi ñoo fees dell suuf soosu ba kenn du gis la terre tout est vert d'accord deuxièmement garab ya fa sax tamit dañoo njool goo xamante ni yëkkatiku goo xamante ni branche garab gi dañuy couvrir suuf si ba jant bi même su tàppee rafet goo xamante ni dafay mel ni ñoom it jant bi du amee sax ay rayons yow doo nekkee ci biir tool boobu doo gis les rayons solaires leer na ma ngoog loolu mooy aljanna léegi aljanna sooy taaya sax juñu naa ko sànq jullit day gëm aljanna comme ni muy gëmee safara comme ni muy gëmee siraat sooy taaya am na ci taaya yi gën a gudd doo waxee ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ngay wax lan wa ashhadu anna alladi jaa bihi muhammadun xaqun wa anna aljannata xaqun wa anna annaara xaqun wa anna sirata xaqun wa anna saata aatiyatun laa rayba fiha wa anna allaha yabaathu man fi lqubur lii am na ci téere yoo xamante ni staaye bi soo demee ba àgg ci ashhadu an laa ilaha illallah da nga ciy dolli lii soo seedee ni amul benn buur bu dul yàlla wala amul benn yàlla buy yàlla lu tey burul yàlla wala dara amul lu dul yàlla wala kenn nekku fi ku dul yàlla wala noo mënta firi laa ilaha illallah selon ahlu tasawuf ak nitu charia yeeg nitu téere yeeg nitu ku nekk na nga firi laa ilaha illallah soo ca paree da ngay wax ne maa ngi seede ni ma seedee ni amul benn buur bu dul yàlla muy laa ilaha illallah seede ne sayyiduna Muhammad yàllaa ko yónni maa ngi seede tamit ne ashhadu anna alladi jaa bihi muhammadun xaqun lu yonent bi indi dëgg la wa anna aljannata xaqun aljanna dëgg la wa anna naara xaqun safara dëgg la wa anna siraata xaqun siraat dëgg la wa anna saata aatiyatun li ñuy wax saa mooy mujjug jamono aatiyatun luy ñëw la mooy tukkik jamono laa rayba fiiha kenn du ci sikki sàkka amul benn sikki sàkka wa anna allah yab'athu man fi xubur yàlla dina dekkal ñépp ñu nekkoon ci biir xabru yi gis nga c'est très important aljana du ay caaxaan loolu moo tax aljanna sama borom def ay projection fii ci àdduna loolu moo tax ñu ne aljanna daanaka dafa am aljana yi kaw suuf am aljana yi barzax am aljana alaxira am aljana ci biir aljana encore la nekkaat dinaa ko firi léegi ngeen comprendre ko dan ne aljana fii lañ koy dundee bala ngaa dem barzax ku ko dundul fii doo ko dund fële loolu mooy lan mooy yowmal xiyaama du place u liggéeyukaay place u fayeekukaay la kon yow fii nga war a préparer sa aljana pour su ëllëgee nga mën a am aljana loolu lan moo la ko mën a may fii ci kaw suuf mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah jeex na soo ne laa ilaha illa allah muhammad rasulullah tey jii soo ko waxoon te nga ñëw fii di tubaab wala di leneen nga wax ko léegi aljana nga jëm kon kañ lii may aljana fii ci kaw suuf mooy laa ilaha illa allah d'accord ñaareelu aljana bi mooy aljana barzax ndax yonent bi nee na bàmmeel boo gis jardin la ci jardin aljana yi wala mu nekk xur ci xuru safara yi rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufari naar d'accord léegi ñu ne foofu tamit lan mooy mbóotu aljana bi nekk ci biir barzax ñu ne nuuru laa ilaha illa allah leeru laa ilaha illa allah muhammad rasulullah tax laa ilaha illa daf foor ñu ne aljana ñetteel bi mooy aljana alaxira yowmal xiyaam laay wax ci bis ba
képp koo xamante ni amoo laa ilaha illallah ci sa biir xol su bis baa di nga tiit goo xamante ni àdduna bi yëpp seen tiit duñ ko dajale woon ñu def ko ci sa biir xol tiit googu moo koy gën a ngand bi ci des mooy lan aljana bi nga xamante ni ci ngay duggee aljana kooku mooy caabi aljanna mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah yonent bi wax na ko laa ilaha illallah miftaaxul janna sallallahu alayhi wa sallam mooy caabi aljanna léegi ci biir aljana tamit am na ñoo xamante ni dugg aljana rek la ñu am mais du ñu am ñuy waxanteeg sama borom wala sama borom di wax ak ñoom mooy salaamun qawlan min rabbin rahim am na ñu ko amul kooku aljana la ci biir aljana des na beneen aljana mooy aljana bi nga xamante ni sama borom day kontaan ci yow dootu la mere ba faw mooy jannatu rida yàlla ñu ko yàlla defal beneen aljana bi mooy lan ci biir aljana encore la nekkaat mooy nga jóge ci kàddu gi jóge ci ngërëm ji la yàlla gërëm mooy nga jàkkaarloog sama borom am na beneen aljana bu mujj mooy aljana ji gën a mag mooy ñi nga xamante ni kenn ku ci nekk nag gis ba keroog bi ñu gisee yàlla am na ñoo xamante ni léegi gis googu chaque jour ñu am ko benn yoon ñii matin et soir lañ koy am ñii chaque semaine ñii chaque weer waaye am na ñoo xamante ni duñ ko gisee dootuñu tàqali kooku moom mukk kooku ki ci jiitu mooy Seydina Muhammad loolu tamit aljana ci biir aljana yi leer na Ibrahim ñu dem léegi loolu moo tax ci tënk nit yàlla yi dañuy wax ni aljana ñaar la jannatu az-zaxaarif ak jannatu al-maarif yooyu yëpp moo ngi dugg ci juróom-ñaari aljana yi ci tënk ñaar lay doon jàppal ñaar yi mu jeex nga noppalu jannatu zaxaarif mooy lan mooy le paradis des ornements mooy lépp loo dégg ci lu rafet lépp lu dégg ci lu neex óoru ay ni yeeg xale yu rafet ya fa nekk ak dégg nga yére yu rafet yi ñuy solog nañuy taaroo seen lal ya mooy le paradis des ornements kooku moom la ñëpp di sàkku waaye ci biir ñëpp am na ñoo xamante ni am na beneen aljana bu ñuy wut mooy bi ma waxoon mooy juróomeel ba mooy jannatu rida yàlla gërëm la mooy yàlla sotti ci yow ngërmandeem te dootu la mere ba faw kooku mooy jannatul maarif yàlla nañ ko yàlla defal bi jaahi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee li tax góor yàlla yi di wax ne aljanna am na gëm nañ ko ñoo ngi koy sàkku yàlla ñoo ngi koy ñaan yàlla waaye am na leneen lu gën a foor aljanna dañ koy sàkku mooy yàlla gis nga dafa am benn sew-sew bu garaaw a garaaw bu ci ne bu dee am na ci mbokk yi ñu nekk ci ligne bi Ibrahima ci gars yi ñoom Racine Liek ñoom Mouhamed Diak ñoom Ndiogo gars yi nañ noté loolu ak noté yii ma wax yépp c'est très important xoolal aljanna moo ngi ñëw 66 fois dans le Coran aljanna le terme aljanna moo ngi ñëw 66 fois dans le Coran te 66 gars yi xam nañ ni mooy limu Allah alif 1 la laam 30 la laam beneen laam bi 30 ha 5 la yaakaar naa soo ko boolee 30 30 ça fait 60 65 66 loolu moo tax gars yi góor yàlla yaarifina billaahi daal ne dëggi aljana mooy am yàlla dëggi aljana mooy am yàlla loolu moo tax ñaan gi ma ubbee kàddu gu ma wax rek dara du ci gratuit rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ñaan gi moom la yonent bi ëppoon lu muy ñaan ñaan gi soo ko dégloo di nga ci dégg ñaata yoon xasana ñaari yoon rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana ñu ne xasana gu njëkk gi am na ci nit yàlla yu bari dañoo wax ni mooy nga am réussite tu àdduna te réussite tu àdduna nee nañ moo ngi tàmbalee ci nga am soxna su baax ñii ne réussite tu àdduna ndax du ñëpp ñoo mën a am soxna mooy nga jubóog sa borom ci kaw suuf mooy yàlla gërëm la ci kaw suuf nga nangul yàlla jaamu yàlla topp yàlla ba yàlla boole la ci radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman xashiya rabbahu
ñe ma ngoog kooku am na ay dégg-dégg yu bari bari léegi beneen xasana bi wa fil axirati xasana ñii nee nañu mooy aljanna yàlla nañ ko yàlla defal waaye ñeneen ñi aarifina billahi nee nañu mooy yàlla gërëm la yàlla nañ ko yàlla defal kon yooyu yëpp ay dégg-dégg la rek ci aljanna am na yeneeni sew-sew ak yeneen dégg-dégg waaye bugguma buure seeni bopp dama bëgg rek ñu mën a tënku ci lii su ko defee léegi incha allahu taala dinañu ci waxtaan yi ñuy ñëw direct yi ñu war a def chaque jour suñ yàlla dimbalee dinañ war a waxtaane aljanna ci biir alquran te juñu nañ ko dinañ waxtaane les niveaux du paradis te juñu nañ ko incha allah dinañ waxtaane ñan ñoo dugg aljanna ñan ñoo njëkk a dugg aljanna avant même yowmal xiyaam di taxaw ndax dinañ laaj tamit ndax am na ay objets yu nekk ci kaw suuf yoo xamante ne aljanna la jóge danañ laaj tamit les voies qui mènent vers le paradis danañ laaj tamit aljanna ni mu nekkee lu singulier mooy li ma junj sànq bët musu koo gis nopp musu koo dégg xel musu koo xalaat loolu dinañ ko leeral dinañ wax tamit ci les gens du paradis dinañ ci waxtaan dinañ waxtaan tamit l'entrée au paradis nan la ñuy duggee aljanna dinañ waxtaane les portes du paradis danañ waxtaane incha allah dinañ laajte waxtaan poser question ci les stations du paradis dinañ waxtaane tamit les demeures du paradis danañ waxtaane les fleuves du paradis danañ waxtaane l'alimentation les mets du paradis dinañ waxtaane les boissons du paradis dinañ waxtaane les sources du paradis dinañ waxtaane les arbres du paradis waxtaane nañ ko sànq junñu nañ ko ci garab yi mu amee solo ah dinañ waxtaane les proportions góor ñi ak jigéen ñi ñen ñooy ëpp biir aljanna ak lu ko waral dinañ waxtaane les femmes au paradis et les femmes du paradis dinañ waxtaane li ñuy wax le surclassement mooy tey jii nga nekk àjjana 1 nga xëy ñu yóbbu la àjjana 3 loolu dinañ ko waxtaane mooy al ilhaq dinañ waxtaane les activités des gens du paradis danañ waxtaane li ñuy wax laaraaf mooy ñi demul aljana demuñu sawara danañ waxtaane les djinns au paradis wala les djinns et le paradis danañ waxtaane 27e bi mooy le gën a rëy ci aljana mooy li ñu doon wax sànq gis yàlla am ngërëmul yàlla yàlla nañu ko yàlla defal danañ waxtaane les visages des gens du paradis seen kanam mooy 28e question bi danañ waxtaane li ñuy wax xawdu nabi mooy le bassin du prophète ñen ñoo cay naan danañ waxtaane tamit 30e bi mooy question diverses question bu ñëw te bokkul woon ci liñ préparé ñu waxtaane ko incha allah léegi duñu yàlla dimbalee comme ni ma leen ko waxee yii yëpp dinañ ko leeral am na ci ay sew-sew yu am solo lu mel ni ñaan googu ñuy ñaan allahuma rabba hazi daawati taama wasalaati alqaima aati sayidina muhammadan alwasila walfadila wabaathu almaqaama almahmuda alladi waadta ñett yi mooy maqaamul mahmud mooy lan mooy alfadila lan mooy alwasila ak ñan ñoo ciy dëkk yii yëpp dinañ ko laaj suñu paree ñu bokk tontu ko incha allahu taala yàlla ñu yàlla dimbali bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee kon mbokk yi tënk baa ngoog yaakaar naa tey am ngeen benn idée ci aljanna lan mooy aljanna ak yu ci nekk dinañ waxtaane sew-sew yu bëri de aljanna fan la nekk ak ndax yooyu yëpp dinañ ko waxtaane dinañ ko waxtaane ba mu leer naññ toj ko incha allah dañ koy def nag par benn ndànk ba lépp mat yàlla ñu yàlla dimbali donc bu dee amul dara lu ñuy leeral baax na donc ñu dem ci français bi directement ñu tënk ko rapidement bala ñuy dem donc incha allahu taala chers frères en Dieu chers amis chers cheminants avec le Coran chers voyageurs avec le Coran nous avons l'honneur et le plaisir encore de vous recevoir et de partager avec vous aussi ces moments d'amour, de fraternité et de solidarité spirituelle. Comme vous le savez, nous avons eu à étudier ensemble avec vous la sourate Takathur et alhamdulillah, par la suite, on a été interpellé sur certaines questions relatives à l'enfer et on a eu à traiter de cela, alhamdulillah. Et d'autres frères aussi nous ont interpellés aussi pour traiter encore du paradis, pour être juste et équitable
par rapport à cette bicéphalité-là, entre le paradis et l'enfer. Et masha'Allah, donc nous tenons à faire une chaîne de causerie, de live, hein, dédiée exclusivement au paradis. Et quand nous avons décompté avec le frère Ibrahim Diop des questions relatives, les questions relatives au paradis, nous avons presque 30 questions et on en a même regroupé certaines. Donc, Inch'Allah, on verra le paradis en tant que demeure et dernière demeure des gens qui ont la félicité, qui ont l'agrément d'Allah. Nous allons aussi parler des niveaux du paradis, Inch'Allah. Du paradis dans le Coran, en deuxième lieu. Nous allons parler aussi des niveaux du paradis. Nous allons parler aussi des gens qui sont déjà allés au paradis. Nous allons parler aussi des gens, de certaines choses qui sont sur la terre et qui viennent du paradis. Nous allons parler en sixième lieu des voies qui mènent vers le paradis. Nous allons parler aussi, Inch'Allah, en huitième lieu, des gens du paradis. Nous allons parler aussi de l'entrée au paradis, Inch'Allah, des portes du paradis. Nous parlerons aussi des stations du paradis, des demeures du paradis en 12e lieu. Nous allons parler aussi des fleuves, des rivières dans le paradis. Nous parlerons aussi des mets et des boissons dans le paradis avec une spéciale Al-Kawthar, Inch'Allah. Nous allons parler aussi des sources dans le paradis, des arbres dans le paradis, des proportions entre les hommes et les femmes qui seront les plus nombreux dans le paradis. Nous allons parler aussi des femmes au paradis et les femmes du paradis. Nous allons parler aussi des adultes et des enfants, des adolescents dans le paradis. Nous allons parler aussi de ce qu'on appelle le surclassement, des gens qui étaient au paradis 1 et qui vont être surclassés au paradis 5 ou 6 ou bien 7. Nous allons parler aussi des activités des gens du paradis. Nous allons aussi parler des activités des gens de ce qu'on appelle Al-A'raf, ceux qui ne seront ni du paradis ni de l'enfer. Nous allons parler de la relation entre les djinns et le paradis. Nous allons aussi parler de la vision, de la contemplation d'Allah dans le paradis. Nous allons aussi parler des visages des gens dans le paradis. Nous allons aussi parler du bassin du prophète, Hawdun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et des gens qui vont boire de ce bassin-là. Nous allons aussi finir par une séance de questions-réponses directes et qui vont regrouper des questions qui vont regrouper toutes les choses qu'on a eu à oublier et aussi toutes les interprétations qu'on a eu à recevoir. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé notre direct en ayant une pensée très pieuse, accompagnée de nos prières et de nos demandes de paradis, Inch'Allah, qui est le thème d'aujourd'hui, pour des êtres qui nous sont très chers. Nous pensons à Adja Betisek, qui est la femme de Serigne Ousseynou Ndiéguène, qui est le fils cadet de Cheikh Al-Hadji Mohamed Ndiéguène, Masha'Allah, qui est connu par son service sans faute au wali, au Qutb Al-Hadji Mohamed Ndiéguène, radiallahu ta'ala anhu, mais aussi pour son amour de la cuisine, de la cuisine bien faite aussi, mais aussi son amour du partage de ce khalifa. Nous demandons à Allah de la bénir, de déverser sa rahma sur elle et de la couvrir de sa miséricorde par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons une pensée aussi à notre mam aussi, Adja Khoudia Mbaye, de Madjokul Mbaye, de Tabarakallah, de Al-Hadji Mohamed Ndiéguène, une femme aussi qui était connue pour son engagement sans faille aux côtés de Cheikh Al-Hadji Mohamed Ndiéguène radiallahu anhu, durant le Mawlid, durant toutes les activités de la Hadra Ndiéguénène, mais aussi son attachement indélébile et sans faute à la grande mosquée de Kermamelage, Masha'Allah. Nous avons une pensée à elle, mais une pensée à son fils aîné, qui est le calife actuel de la famille Bayenne, Serigne Ousseynou Mbaye, mais aussi à ses enfants et à tous ses petits-enfants
qu'Allah lui fasse miséricorde et la couvre de son pardon par la barque du prophète Mohammed. Nous avons aussi une pensée très pieuse, accompagnée de nos prières, à l'endroit de El Hadji Fall, que nous ne connaissons pas directement, mais qui est le cousin à notre femme, entre qui est Biémé, Sokhna Mbarou, Masha'Allah, qui est la femme de notre cousin, Serigne Ousmane Gueye, Tabarakallah, le fils de Sokhna Maguette Ndiéguène, fille de Al Hadji Mohamed Ndiéguène. Donc tout ce qui touche à la famille et concerne tout le monde, nous pensons à elle, nous pensons à El Hadj, nous demandons à Allah de lui faire miséricorde, de le couvrir de son pardon, aussi de l'élever au rang des gens heureux, ici sur terre et dans l'au-delà, par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous voudrions présenter nos condoléances à Mbarou, mais aussi à Serigne Ousmane, mais à toute la famille, parce que tout ce qui touche à quelqu'un dans la famille touche tout le monde. Qu'Allah lui fasse miséricorde par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, chers frères en Dieu, nous avons entamé une autre saison, une autre chaîne de discussion, de partage, de causerie sur le paradis. Et aujourd'hui, nous avons voulu seulement nous limiter à la définition du paradis, premièrement, mais aussi à une présentation globale de l'ensemble des thèmes qu'on veut traiter, Inch'Allah, si Dieu nous donne l'occasion, Inch'Allah ta'ala. Nous avons dit que le paradis, en réalité, c'est le terme paradis signifie un jardin rempli de plantes, rempli d'arbres, et ces plantes, l'herbage couvre la totalité de la terre, mais aussi les branches de ces arbres forment une sorte d'ombrage, et cet ombrage empêche les rayons solaires de pénétrer dans ce jardin-là. Donc personne n'est dérangé ni par les rayons solaires, ni par la chaleur. Il y a un très beau, de très belles images, premièrement, mais aussi de très bonnes odeurs, mais aussi il n'y a pas de chaleur qui peut faire mal. Aïwa. Donc, c'est ça la définition du Jannah. Donc, et comme je dis souvent, il faut toujours savoir, avec certitude, que le paradis n'est pas une utopie, n'est pas un rêve, c'est une réalité. Le premier problème soulevé dans le Coran, c'est le problème de Sayyidina Adam alayhi salam. Et cette histoire s'est déroulée dans le paradis. Donc le paradis, c'est une réalité. C'est une réalité coranique, religieuse, spirituelle, islamique. Et même au-delà de la religion musulmane, toutes les religions révélées parlent du paradis. Même les autres, ceux qui ne sont pas des religions révélées ou bien des pensées philosophiques, ils ont quelque chose qu'ils idéalisent et cela fait allusion au paradis. C'est pour cela que, masha'Allah, il faut croire en cela. Ça fait partie des piliers indétrônables de la foi complète du musulman. C'est pour cela que dans le tashahhud, dans le taya, quand on prie, après avoir dit Attahiyatu lillah, zakiyatu lillah, tayyibat salatu lillah, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu. Souvent aussi on ajoute quoi encore? Wa ashhadu anna allazi jaa bihi muhammadun haqqun. Après avoir témoigné, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a Dieu qu'Allah, et que Mohammed est son envoyé, Sayyidina Mohammed est son envoyé. On témoigne aussi, wa anna al-jannata haqqun. On témoigne que le paradis est vrai, c'est une réalité. Wa anna an-nar haqqun. L'enfer, c'est vrai, c'est une réalité. Wa anna sirata haqqun. Le passage de ce pont-là, le sirat, c'est une réalité. Wa anna sa'ata atiyatun. Le jour du jugement dernier aussi. Le temps, la fin des temps aussi, c'est une réalité. Wa anna Allah yab'ath min al-qubur. Allah ressuscitera tout ce qui était dans les tombes. Donc, le fait de croire au paradis, c'est une réalité, c'est une nécessité de notre foi, pour notre foi, dans notre foi. Il ne faut pas penser comme les autres qui disent qu'il n'y a rien après la vie
certes, il y a quelque chose après la vie, c'est soit Al-Jannah ou bien l'enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Je dis aussi que pour le paradis, il faut comprendre au moins 7 à 8 paradis. Il y a le paradis terrestre. Le paradis terrestre ne se résume qu'en un seul vocable, c'est la ilaha illallah. Il y a un autre paradis, c'est le paradis du barzakh. Le paradis du barzakh aussi, c'est la lumière de la ilaha illallah. Le paradis du jour du jugement dernier, c'est la ilaha illallah. Le paradis qui ouvre la porte du paradis lui-même, c'est la ilaha illallah. Miftahul Jannah. Le paradis qui ouvre la porte de la communication avec Allah, Salamun qalan min Rabbin Rahim, c'est la ilaha illallah. Le paradis qui ouvre la porte de l'agrément divin, ça c'est un autre paradis. Le paradis qui ouvre la porte de la contemplation divine, c'est un autre paradis dans le paradis. Et maintenant, il y a un dernier paradis dans le paradis, c'est le paradis de la fréquence de la contemplation divine. Il y en a qui, après avoir vu Allah subhanahu wa ta'ala, ils qu'Allah nous aide et nous assiste et nous donne le paradis, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, à l'occasion de ces directs, on essaiera de manière sûre et vraiment assurée, Inch'Allah, de faire la lumière sur tout ce qui est en relation avec le paradis. Nous allons procéder, Inch'Allah, à ces questions qu'on va poser la journée pour attendre les réponses des frères. Et Inch'Allah, l'heure venue, l'heure du direct venue, Inch'Allah, nous allons répondre à ces questions. Nous demandons à Allah de bénir tout le monde, de nous donner une longue vie, Inch'Allah, remplie de hasanat, remplie de bienfaits, remplie de bonnes actions. Qu'Allah nous purifie nos cœurs et nos esprits, mais aussi nous donne la vie, une longue vie après, Inch'Allah, une longue vie, qu'il nous donne une mort douce, Inch'Allah, après cela, qu'il nous donne aussi une vie dans le barzakh très posée, Masha'Allah, avec tous les hommes de Dieu, tous les prophètes, tous les élus d'Allah, mais aussi qu'il nous donne la paix le jour du jugement dernier, qu'il nous donne aussi la paix dans le paradis, qu'il nous fasse goûter les délices de la proximité et de la contemplation divine par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne le paradis et tout ce qui nous aide à avoir le paradis, qu'Allah nous protège contre l'enfer et nous écarte de tout ce qui nous rapproche de l'enfer, et que ce soit des choses connues ou méconnues, des choses visibles, invisibles, des choses, des bonnes choses ou bien des mauvaises choses selon les considérations des uns et des autres par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim, donc bu dee am na ay question wala ay intervention nga kii bu dee tamit am nga loo ci bëgg a wax ci programme bu bees bi ñu tëral incha allah ak ni ko mbokk yi war a xerawloo ngir ñu mën cee jariñu ñun ñëpp bismillah nga sànni ci kàddu ñu soog a ñaan ba suba wala ci incha allah ñoo ngi waajal l'essentiel daal mooy yëpp pare nañ ko incha allah yëpp dinañ ko leeral dinañ leeral yu bëri yoo xamante ni dañ koy dégg rek te xamuñu sax maanaa ba wala lan la doon comme par exemple junj naa ko sànq ci wolof duñu kiyee ba noppi duñu noddee ba pare di nga dégg ñuy ñaan allahumma rabba hazi da'wati tamma wa salati alqaima ati sayyidina muhammadan al wasila lan mooy wasila wala fadila mooy lan wa ba'athu al maqam al mahmud alladhi wa'adta al maqam al mahmud mooy lan dégg nga firdaws bii ñuy wax lan mooy firdaws ndax firdaws benn aljana la wala ay aljana la yooyu yëpp ñu leeral ko dégg nga source d'eau yi nekk ci biir aljana ñu leeral ko dégg nga pont wu aljana ñu leeral lan mooy pont boobu dégg nga les portes du paradis ñu leeral ko lan mooy dugal nit aljana lan mooy yëkkati nit ci biir aljana ñen ñoo gën a kawe ay daraja ci biir aljana dégg nga aljana nañ ko tabaxee dégg nga yooyu yëpp ñu leeral ko kawsar mooy lan xawdu nabi mooy lan yàpp ya ñuy lekk ci biir aljana boisson yi ñu fay lekk ci biir aljana dégg nga moo ngoo ko góor ak jigéen ñi ñen ñooy ëpp aljana
yooyu daal lañ bëgg a waxtaane ak yeneen i question yu bëri yoo xamante ni yéen it tamit loo leen ci bëgg ñu yokk ko ci ñoo ngi leen di déglu incha allah bisimilah Cheikh Ibrahima. incha allah xam naa gars amuñu question xam naa dañuy xaar ba dugg ci thème bi rek ku defee xam naa question yi dina ñëw incha allah. donc xam naa mel naa ko ci ginnaaw gars yi rek incha allah suñ duggee ci biir rek maa ci ma gën a laaj ndax xam naa li moom ñëpp la intéressé ndax comme ni ko waxee rek nit moom muy àjjana ak safara te loolu mooy finalité bi donc faaw jar naa mën a xam pour que nga mën ko waaj bu baax donc di ñaan yàlla rek yàlla boole ci ñi dem àjjana. amiin yaa rabbal yi nga xam ne ñooy ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak suñu wéjur yëpp ak mbokku jullit yëpp incha allah jërëjëf. ok bisimilah jërëjëf kon sëñ Ibrahima yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla may guddik jàmm incha allah tabarakallahu kon dañ doon ubbi tay rek incha allah yi ci des yëpp dañuy bëgg rek mu nekk ci diggante 30 minutes rek incha allah suñu defee 10 minutes français 10 minutes wolof li ci des ñu tënk ko incha allah ci waxtaan yi léegi nag li ci des nag ci débat yi ak questions yi groupe WhatsApp bi ak ñëpp ñoo ngi waajal pour def ci ay waxtaan yu yaatu yu am solo mën a jokkoo incha allah ñoo ngi tamit di ñaanal mbokk yi bu baax seen taxawaay yëpp macha allah waa page Facebook bi sëñ Ousmane Lo tabarakallahu sëñ Ibrahima Diop ci site internet bi Mouhamed Dia sëñ Ibrahima moom it ak sëñ Ndiogu macha allah page WhatsApp bi sëñ Makhtar ak ñi mu àndal ñëpp di ci yëngatu ñoom ñëpp yàlla na yàlla fay leen yiw doole leen jàmm doole leen xéwal liggéey yi ñuy def foofu ci vacances yi tamit yëpp yàlla na ko yàlla barkeel ñoo ngi def seeni formation yu baax yu am solo ngir gën a mën a jekku yëf yi gën a xam tamit enjeu yu liggéey bi ñuy def xam ni lu sérieux la incha allah du ñàkk ci bu subaa wala beneen bis wala ñoom du ñu àggalee formation bi dinañ ci def waxtaan spécial mooy enjeu wu dëgg-dëgg li ñuy wax réseaux sociaux yi ak communication bi ci nouvelle données yi nga xamante ni moo ñëw ci biir l'islam ñun ban taxawaay lañ ci war a am yëpp ñu leeral ko ci incha allah ñoo ngi tëjee tamit di ñaanal bu baax tabarakallahu sëñ Massamba Diop ki nga xamante ni moo ngi dëkk foofu ci kër Maam Alaaji nga xamante ni mu ngi dëkk Ngent tamit en même temps macha allah waaye waa Thiès la doomu Thiès la macha allah jàngee kër Maam Alaaji ci ku baax macha allah ba démb mu ñëw seet si mbokki taalibe yi fekk leen ca seen dal ca kër Adja Katiba yàlla ko fi yàlla bàyyi waaye ba mu ñëwee tamit mu ziar leen seet leen waxtaan ak ñoom waxtaan yu baax li nga xamante ni moom la ñuy yëngatu di tudd yàlla mu neex ko lool bëgg kàddu gi gën a jóg bëgg ñu gën a dégg laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bi ñuy wax tax mu participer bu baax ci tabarakallahu sonorisation ba fa nekk mu def ci taxawaay bu rëy rëy boo am solo boo xamante ni yéen ñëpp yéen a ngi ko gis mbokk yi maa ngi gis sëñ Karaka sama sëñ Modi Njegeen tabarakallahu sëñ Saaliw Luum sama jarbaat sama xarit sama lépp tabarakallahu sëñ Omar Ngala Guèye ñoom ñëpp ñu ngi leen di gis ñuy bind di bég di kontaan sëñ Ñaama Mbuub moom it ñoom ñëpp di bég di kontaan ci ak geste bu rafet bi sëñ Massamba def ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay yiw fay ko teraanga dolli ko xéewal li muy sàkku yàlla teg ko ci loxoom li mu ragal yàlla bu mu ko seen bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawa